waxtaanoon nañ fekk la salle de musculation waxtaan ak yow ci saison bi waaye saison bi tëj na pour 1 mois am na jaloor yoo xamante ni jot nga ko cee def compétir nga comme ni nga ko tàmm di defee bilan daal sa bilan lañ bëgg a waxtaan ak yow ak bilan bu bëri simple bi dañ lay nuyu bàyyi la nga nuyoog mbokk internet bi. waa Lamine maa ngi lay fay di nuyu sa caméraman bi yëpp nuyu suma idole Mamaya yëngal gësëm bi nga àndal nuyu borom kër gi aussi waa Basirou Jambang ak jabaram ju baax ji yëpp suñu yaay faal bi ko waa ak famille bi yëpp vraiment ñu baax lañu soose lañu may séeréer mais léegi sax su ma gën wal bi soose la waa gis nga léegi daal ñetti nationalité la am soose séeréer lébu bi nag tuuti la parce que dañoo bari problème quoi nuyu axlu lambu yëpp nuyu suma papa président Bira Sène nuyu Boucar Ndour Lutte TV aussi suñu séeréer bi ndax nga ko nag fexeel nag balaa saison bi ubbi mu tak soxna nag message boobu moom laa koy laase waaw nuyu suma ñi may àndal ñëpp ak sumay mbokku séeréer yëpp waaw. loolu am na solo naka vacances yaa ngi ci kaw. waa instant bi ñoo ngi vacances waa mais presque jeex na dañoo demoon ba yi ñëw nañu préparer hivernal waa wax ak ñi ñu war a waxal waa woo ñi ñu war a woo ñëpp ñi ñuy jàppale gërëm leen aussi tuuti nuyu leen bu baax ku mel ni xale gentleman bi Ismaïla Sène responsable politique Ndiébel commune de Ndiébel ak Pierre Ipen gis nga ko jour tournoi ba passé ay tiset yu bari lañ ñu may moom tam responsable politique Fatick di jàppale Macky Sall di fa liggéey lu mucc ayib Ismaïla même chose noonu la mel Ndiébel ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu au passage ak ñeneen ñoo xam ne buñ limoon fii la ñuy fanaan quoi ak suma de kunkung séeréer ñëpp bàyyiwuma fa kenn suñu capital Ndiébel tout ça waa. nga ne da nga demoon bay wala da nga demoon pour samp comme ni ko mbëri di waxee gars yi ne nañ nawet ngeen di samp. non loolu la ñu wax rek mais loolu moom bàyyil naa ko léegi mbër yi quoi man suma sëriñu bopp la waa dama demoon bay dugub ak gerte beeg mboq yëpp waa pare naa ñibbisi naa 4 jours laa soog a am Dakar tey. nga ne da nga demoon kii astafurlah bala ñuy ñëw ci mbay mi nga ni sëriñ nga léegi. non suma sëriñu bopp léegi damay xëy rek tari sumay faatiya ak ay affaire yooyu quoi takkatuma téere defatuma dara bàyyi naa lépp mbër yi. bàyyi kon da nga bàyyi takk gàlle. non dootuma takk dara simplement rek allah rek turu yàlla rek waaw borom kër gi mooy suma sëriñ te gis nga ko bi mu jógee Makka yagul alxuraan rek ñaan yàlla rek dem si jàmm am ndam ñëw si jàmm jeex na. lan moo la tax nga xëy bàyyi takk mystique dafa am maanaam nax daf ci am daf ci bëri wala lan moo xew wax ñu carrément lan moo xew ba nga bàyyi takk mystique. non du loolu sax xam nga nit parfois ni ma la ko mën a expliquer nga comprendre dañuy naan diw ceddo la ba mu xëy tuub bàyyi tout lu xeetoo ci ceddo mais fi ma juddoo ak fi ma jàngee bëre ba tey naxe amu fa amul ci mystique mais man maa dem ba xam ne takk beeg yeneen yëpp yàlla la quoi ma jàpp si yàlla léegi waaw. kon nag yow bu ñëw da nga jàng say aaya ak dóor say saar dóor say aaya jàpp dugg ci géew. waaw léegi boobu laa jël incha allah foo ma gisati si lamb bu simple bi rek Obali nee na may imaamu mbëri il faut ma wone référence tamit su may ñëwaati sol xaftaan yeeg simisu alaaji yi simplal ko. mais maa naxaate woo. non yow ñëpp Sénégal ñëpp xam nañ ne du ma nax lu ma la wax tey rek xaar ko suba moom ngay gis waaw maa la ko wax. xanaa kon mystique takk ay béjjén nag ak boobu ngeen takk si dënd bi nu mu tudd boobu dàkk ak ndam kon yow loolu joxatoo ko importance ci lamb wala mosoo ko jox importance. non dafa bokk si lambu sax dafa bokk si lambu mais nag lépp yàlla la daal ni ma la ko waxee quoi béjjén yeeg yëpp mooy lambu mënoo si wax saa dak yooyu béjjén yeeg butéel yi mais nag dama see def lu ne plus de 10 ans xale bu ndaw laa de. mais plus de 10 ans nag ci carrière ndawul aussi macha allah voilà xam naa lu bari mais yooyu yëpp dama koo tege nii allah rek maa la ko wax kese bon def naa lu ne si lambu Lamine amul lu ma deful si lambu macha allah xëy na boobu siti bariwuñu nii mais yaakaar naa ne booy xool ñi nekk si lambu tey ñi su may naataango ak ñeneen ñoo xam ne sax débuté ndaa ak ñoom booy xool li ma def si lamb ku ko ci def boo ko compté kenn ngay mën a am te di nga ko waraat ko soog koo gis. kon fi may waxee ak yow nii Caaka Faye takkul ndomb. non boo buggee masum yëpp waaw
bàyyi nga ko abi. non bàyyi naa ko avi yàlla rek mooy buur quoi jeex na point. macha allah loolu am na solo léegi nag da nga ne da ngaa bay ji woon mais bay nag mbay mi jeexagul moo tax nga ñibbisi. non mbéy mi jeex na léegi kay dañuy xaar dugub yi ñor ñu dem góob bi fii ak fin septembre bi ak gerte beeg affaire yooyu ñebe yi xam naa dinaa leen may gerte ren yaag Bukar sax. mbool wala mbool. non mbool yi moom fii ak une semaine rek incha allah bul wax dara maa la ko dig di nga mboolu ba kontaan. te jar na ma sax ñëw dëkk bi. jeex na bu may dem dañuy ànd dem nga gis ni may defee affaire yooyu voilà. loolu rek vidéo la ñëw foofu fekk ànd ak yow ci tool yi yooyu noonu loolu moom des na ci yow. ma woon gars yi ni nag du ma seen morom fii du ma seen morom fale waaw. sa saison ren nan la demee ñaata tournoi nga jot a participer. bari na macha allah sant naa ci yàlla bu baax aussi parce que am na ñoo xam ne ñu ngi ci woon suñu biir wàññeeku nañu balaa saison bu ubbi ñii nekk ci feebar bataluñu dara et cetera et cetera boole naa saison bi ba mu jeex daa ci nuñ koy tuddee ci séeréer mooy koo wax caaka def lay naan lambam neexul mais sant naa yàlla parce que wax dëgg dem naa ci gagné ci suma war sek lu mu bari ak lu mu ndaw di ñaan yàlla mu barke rek tournoi yi ma participer nag mënuma koo lim parce que man ñëpp xam nañ ma ci lamb su may daan demay dem buñ may daan demay ñëw waaw noonu laa koy jàppee ba presque saison bi li may absenté bariwul voilà. ñaata tournoi nga jot a participer xamu nombre. non wax di xaw ma nombre bi yi ma jël nii rek mënuma laa wax ne sax benn la wala ñaar la daa xam naa ne bariwul ci li may jël parce que am na mbor yoo xam ne sax jëluñu xaaj boobu to jàpp nañ ne seen saison neex na mais yàlla xam na ne mënuma laa wax ne benn la wala ñaar la benn rek laa ci jàpp mooy bu drapeau roi bi. voilà les arènes voilà. ok loolu dinañ ci ñëw bi nga sa début saison bi nga commencé mu metti caaka dama ba découragé ni waa lan moo xew dama entraîné wul dama contactgul doole bi dafa des booy dañu ëpp doole wala dafa am fu ñu dugal maanaam moment boobu yow noonu nga ko doon dund. métti woon na trop mais nag lépp lu ciy xew li tax day dem sax ba jaaxal ñu bari dañ ma ci woo téléphone ku ne di wax xalaatam mais bi may débuté avant may jël lambu boobu la geneen métti trop fi ma juddoo koo fa ne woon caaka dina doon mbor de lay naan non kii du noon mbor am na ñoo xam ne sax dañ doon taxaw ak man carrément ne ma noppalul doo doon mbor sàmm nga dondu demal sàmm ji mais dafa gëmoon ne alfal force dinaa doon mbor bi may njëkk a ñëw Dakar bi kër gi ma nekk nii man maa ko muul boobu borom kër gi mu ngi dëkk Kër Massar loolu laa doon suivre premier jour laa ñëw drapeau Ndefleng jour boobu mool 1 moo ko jëloon si Doudou Khady mooy suma idole mool 1 waaw bi ñuy ñib si yeeg si kaar bi ñi ma àndal maa ngi leen di naan fee mooy ci stadium Iba Mar bi balaa may dee dinaa fa jël lamb ñu may ree billaahi ma topp loolu gëm ko nag di ci liggéey ba yàlla ñëw vraiment jàppale ma lépp yàlla la woon aussi tamit parce que ñu bari sax dem nañ ba yaakaar ne loolu parce que ñi ma apawandoo ñëpp buñ doon naan man lii laa bëgg a doon man ne leen bor rek dañuy dem ba yaakaar ne lu ma juddoowaale la wala lu ma xamoon début te xëy na yàlla rek moo ma ci xiiroon bon ma bëggoon ko aussi itam gëm ne damay nekk mbor waaw. nga gëm ko rek saison bi metti nga dugg ci mu metti nga gëm ko rek ba ban làmb nga njëkk a naru. defe naa ne su ma juumul finalu naa Adrien Senghor 2 fois mais Jilaas laa njëkk a jël lambu 10 nag ci Oboli ñëwaat lendemain si 10 millions bi tase ak ngañ seen mu daan ma demi final taxul ma bàyyi ma ñëw parce que lu ne dégg naa ko si lambu amul taakusaan bu ma amul si lambu di ma la ko waxee si gàttal rek ñiñ fiy coow ñëpp du question soxor wala ay sama saison neexul may saboté mais li ma def si lambu surtout lambu simple amagu si ku ko si def mën na am nag parce que yàlla dafa may yemalewul nit mën na ñëw ba triplé ko mais pour l'instant amagul ku ko si def moo tax lambu du ma si am déception wala ma daanu dinaa daanu nag mu métti ma ba ma ñibbisi du ma nelew mais terewul su ma xëyee defi su may liggéey parce que entraîné naa ba taxaw dem jël lambu ñàkk naa entraîné dem jël lambu kon nag lu ci xew rek man xam naa fi ma koy teg mooy li ma la wax rek lépp yàlla la lépp yàlla la. final nga Adrien Senghor ñaari yoon ñaari da nga gagné ñaari yëpp wala da nga gagné benn ñu gagné. non dañ maa daanoon final yooyu sax parce que defe naa su ma juumul jël naa ko benn yoon laa ko jël xaw ma mais finalu naa ko 3 fois su ma juumul rajaxe daan na ma fa final. non rajaxe booy boobu suma booy la ganjaay la dëkk ñoo dëkk vraiment booy bu yaru ak Mamadou Pouy luy coor bu mbaaw ma juumul defe naa ni ñaar ñoo ma fa daan final jël naa fa final ci bukki ndangaan ak demi final yu bari waaw mais mënuma koo lim sax Adrien Senghor waaw. Iba Mar Diop ñaata yoon nga fa participer ren.
defe naa ne ren 2 fois laa fa participer mooy bi ma fay ngañ daan ñëwaat naa fa jël ko ci njool géant defe naa ne ñaar yooyu laa fa participer ren waaw. Sénégal gi moom yaakaar naa ren jotuñu fa bëre wala bëri am na fa. non bëre naa fa booy boobu suñu booy boobu est-ce que defe naa benn yoon la nag Pape Maroon moo ma fa daan sakku xam-xam lañ koy wax xam naa ne moom moo gën a siiw quoi moo ma fa daan si début saison ba nag boobu Toubacouta moo ko jëloon si benn copain bu dëkk munti xaw ma bu Gajamaane ko Gajamaane waaw. parfois du la jaaxal ni nga leen ëppee sut leen souvent ay booy yoo xamante ne da nga leen ëpp sut leen duñ feeñ soo taxawee seen kanam ñu daan la loolu du la jaaxal. naa la xamal leen nag bon dinañ may daan nag du ma jaaxal parce que lamb bu caaxaan passé ku ma si daan su ma ñëwee damay corriger suma bopp xam naa fi ma juumee xam naa li ma manqué peut-être amoon naa plaisir nag doon sooxaale ak moom parce que boo nekkee responsabilité nekk soutien de famille tamit am na yoo xam ne mënoo toog di xaar ren ba déwén to damaa jàpp ne lamb ji nag waa suñu père Ambourage day naan foo la waaye ku daanu rus mais tamit dañuy tollu moment boo xam ne boo mënul di dox di talal say loxo da ngay faayit gëm ne lii ndogalu yàlla la mais ku xam caaka xam gis caaka bi nga gis ren ak année bee passé xam ne par rapport ak yeneen caaka yi parce que de en suma entraînement matul xamal naa ko suma bopp comprendre nga te booy léegi nelewuñu lekkuñu sport la ñuy def côté boobu dinaa si jégalu sumay supporter parce que am na ñoo xam ne su ma daanoo def leen di métti am naa garaa yoo xam ne mën naa leen lim mais jaru ko def leen di métti te même man def may métti mais lii mooy tax may gérer te et puis lambu dafa doon loo xam ne boo toogee mu naqari rek nga ne naa toog ba mu neexaat boo ñëwee mu gën a naqari parce que aduna moo bindoo noonu tey day neex ba nga yab say morom mais suba day métti ba nga yaakaar ne nit moo la ko teg boo gëmul yàlla man nag dara ci duma ci fekk du neex ba ma beew du naqari ba ma xaddi naturellement noonu la ma yàlla bindee ci tous les côtés ci àdduna waaw. ñaata nag nga gañe ren. ren defe naa war na mot 10 de te bëriwuma lu bari nag sax parce que li may bëre yëpp damay toog doppalu ay quelque temps rek ma dem naxante ak gars yi noonu lu ma am jël quoi mais defe naa ne mot na 8 defe naa 8 la 8 waaw. 8 nag yi. ñoo ngi kuŋ-kuŋ. boo gañee 8 nag doo ci saraxe doo ci def dara da ngay wut sa ay yar rek dàq mu jëm ci kanam nga yóbbu kuŋ-kuŋ. ah waaw gis nga renk rek yari rek xam nga comme lamb moom day jeex te damay gis mag yi chaque jour dama ko doon fàtte damay gis ñu bari bu ñuy wax ci télé même le roi Yékini maa ngi koy nuyu au passage suivre naa interview am minti fois mu ñuy envoyé mu ñuy yónnee message yu fort naan bu ñu yàq nañuy defar mais ci suma plaisir bii laa xamee ne defar am na solo parce que amaan na bu dul su ma nekkul woon mbor muy defar kon heure bi interview ngeen ma lu bari di ma ñaanal ndimbal wala ay groupe WhatsApp yeeg yëpp di ma ñaanal ndimbal pour ñu aider ma pour ma faju. ban genre blessure nga am. non blessure bi si ndig bi la nekkoon benn yax bi daa meloon lu dëbbi waatewu xam naa ne bu ma toogul woon buñ commencé wul woon dama lay jëndil kilise bi nga xool ko ma amoon nag benn amateur la suma xarit la suma lépp la CTO la nekk mu dimbali ma ba yombalal ma liggéey bi yëpp wax dëgg ñu taxaw ma bu baax a baax mais jour bi ma fa njëkkee dem def rajo bi ma ko gisee dama tiit billaahi amaana balaa ngay dem dinaa la ko won boo nga gis ko pour mu leer ci boppu ñëpp parce que yow boo xamoon caaka même suma carrière ay 2009 yooyu fekke woo ko mën nga koo fekke nii mais boobu li amul nga xam ne caaka du woon kuy ñëw si lambu ñuy gis biir bi lang wala wet yi mais damay taxaw sax am problème mu déplacé wu wala def action pour bëre ak nit wala métti bu su ma segoon mënumaa jóg su ma segee 1 minute damay fat parce que affaire bi moo demoon ba douleur bi métti mais doo comprendre en plus ñu lay gëm loolu bari ba pare ngay xalaat mbër yi aussi est-ce que defuñ ma laa doo sa xel sax du dem hôpital voilà mais bi ma demee ba ñu woon ma ko vraiment ñu bindal may ordonnance yu seer ma jënd ko topp traitement yi ba tey sax jeexul mais instant bi mën naa daye fii ba Grand Yoff waaw. mais ba léegi yaa ngi continuer traitement yi. non du ma ko bàyyi incha allahu rabbi te xam naa ne li ci des bareetul te dara du ci des bu soobee yàlla. mais médecin bi tamit jox na la ndigal pour nga contact yëkkati ay weñu dis. waaw mais am na nuñ koy waxaat te kii yàlla na ma ko quoi am na saaru sport yoo xam ne il faut ma bàyyi ba ci kanam mën koo soog a def mais dem terewul mën naay daw contact garaawul mais ay yëkkati lu diis lu mel ni poids affaire yooyu yëpp dama koy voilà
da nga koy arrêté ba affaire bi gën a avancé quoi waaw bu ñu àggee ci fi ñu wax rek lépp dinañ ko jëfe incha allah waaw. feebar boobu maanaam ñaata nga ci jot a ñàkk ci xaalis. ëpp na million di dem ëpp na ay millions sax parce que dama ci yàggoon naa ci dem hôpital sax mais yëgguma woon CTO mais depuis daaw bari na amul façon ordonnance bu ma jëndul basuma xel dem ci docteur boobu bi ma ci waxtaanee ak moom yedde na fa mbër yu bari tamit ci mbëru simple yi mënoon naa tudd seen tur mais jaru ko parce que moom bëggul loolu te amaan na ñi mu seqal loolu aussi loolu mën na leen bañ a neex mais moom li muy def yàlla moo tax mu koy def yàlla na ko yàlla fay parce que vraiment lu baax la gis nit am problème nga ne ko lii defal lii ak lii après ci la waxtaan ak moom xëy na am peut-être yàlla bu la tegee ab mbir bu naree jeex rek di lay boole parce que yàgg naa ko xam mais bi ma demee batuma ban lambu la laa ñëw ne non lii daal amul mais naa woo diw bi ma ko woowee ci la ma ne dangay ñëw ma boole la ak professeur diw waaw ci laa dem mu xool ma defal ma bindal ma ay rajo ak ay analyse yu seer ma dem def ko ñëw wax dëgg mu ne ma lii ak même fi ma ko defee rek buñ ma ko wonee dama tiit billaahi après ci laa ñëw mu bindal ma ay ordonnance ne ma topp ko bu jeexee nga ñëwaat may dem di ñëw ba jusqu'à présent te yemuñu foofu sax parce que wax dëgg dem amul lu ñu xoolul si man même xool bi lépp sax wax dëgg fa yàlla ñu defal ma ay échographie ay analyse yu seer yu baax yoo xam ne amaan na man xaw ma ko woon maa bëgg tamit mbër yu bari ñu dem defi ko parce que ñu bari ñu ngi fi bàyyi lamb wala ñu am problème jiiñ ko seeni dëkkandoo wala sëriñ si wala mbër yi to yàlla xam na ne ay détails yooyu moo leen handicapé. kon lamb léegi yow daal sa santé nga ci jiital. jeex na takk te dinaa jàpp si yàlla bu baax nag mais ren yi ak sengoor yi moom tege naa leen à côté mais xam naa ne docteur bi moom mooy nekk suma première waaw. macha allah loolu am na solo mais dinaa ñëwaat nag ci nag yi Caaka parce que danga ma bëgg waaxu léegi Caaka ñaata gétt la wala gétt bu daa yaatu ñaata nag macha allah. non bareetu man ak Lamine sant yàlla nag parce que nag yi xam nga am na benn at fii nag yi doon dee koto Kaffrine si début nawet ba Macky Sall sax président pardon demoon seeti leen joxoon leen xaalis bu bari su ma nag yi presque ci lañ jeexe woon mais ñu bari dañ ma koy interview sax du ma ko bugg a wax mais tamit ñu bari dañuy dem ba yaakaar ne nag bu nekk kunkung maa ko moom ay wax yu bari dem ma ko ciy dégg amaan na ay yéene la rek wala am peut-être ci kanam dina ñëw. am na lu mën ñaar téeméer nag. non peut-être si su may drapeau mën na ko jege wala mu xaaj ko mais pour le moment moom gétt sax yoratuma ko. gétt kay nag yow. non yoratuma. ki nag sax mën na gétt. non yoruma fukki nag. yoruma waaw voilà noonu la fa demee nag bu dee benn nag sax na barke rek ma jëriñoo ko ak sumay njaboot bon moo ci ëpp solo. yàlla na yokk kon déwén yàlla nga am ay nag yu bare incha allahu rabbi général Malika ñaata yoon ngeen bëre rek. général est-ce que jàpp naa ko bari na de mais moo may nogatu rek depuis daaw bari na daal moom mayuma dara. gisee moom. te non moom nag xam nga ne dafa yabaate parce que buuram la mais vraiment champion la tamit di ko encourager di ko féliciter wax dëgg parce que mérité na ko fekkuma muy sport mais bu sumee koo si lambu ji da ngay xam ne kii teddul di nelew wala mu yaakaar sengoor yi ak leneen lu mu am si lambu mérité woon na ko maa ngi koy ñaanal bu baax am na vocal bu ma ko dencal nag waa incha allah dina ko jot bu soobee yàlla waa loolu xam na man xam naa waa. vocalu kan la. non vocalu général. mais du moom dafa am kum ko dencal quoi benn affaire xam na amaan na beneen yoon incha allah dinaa la ko tegal mais il faut mu jaar ci général ba pare mu jox ma autorisation ma soog la koo tegal. garaawul naa ko mu fi jógee naa ko woo léegi ni ko nag am nga ab vocal ci Caaka Faye woo ko léegi balaa mu koy tas. voilà jeex na non vocal bi man maa ko war a envoyé. voilà noonu la fa demee waaw. ok amul benn problème Boy Faye bëri ngeen ren. Boy Faye non est-ce que ren sax fekkante naa ak lambu si Boy Faye defe naa su ma juumul fekkante wuñu si lambu parce que li may bëre ren bariwul comme li ma la wax noonu laa toppoon di fa ju parfois nag mu xaw a oyof ma ne comme affaire bi dafa seer to doo mën a topp ñëpp naan leen suma situation nii la demee bàyyil ma dem rek naxante parce que xam naa ne sportu ma mais mën naa bëre mën naa naxante ak booy yi ba gagné leen ci par point wala dem final wala affaire yooyu noonu waaw. Boy Faye moom nag bari nañu ni mën na nekk champion mais li muy maye dafa bëri bëreem gis nga ci maye. wax naa corrigé naa ko si tapis bi sax te champion la comme man ànd nañ dem Côte d'Ivoire équipe nationale
mais cotisé naa ko ci mais amaan na moom tamit loolu ñu gis ci lay kii bay jël ay lamb da ciy gagné ay millions mais ci su may conseil ak moom su ma ko doon conseil mu gën a entraîné waat loolu parce que bu déggalee boppam taxaw yaakaar naa ne ku ko ëpp doole nekkul si lamb ji de waaw. am na doole. am na doole macha allah voilà lépp tout la am. ok loolu am na solo kon moom fàttaliku boobu foo leen bëri ñaar Doudou Sané. gagné na ma par point defe naa ren benn yoon la de Adrien Senghor gagné na ma fa demi-finale par point. benn yoon ngeen bëre. waaw ren benn yoon lañ bëre mais daan na ma nag 2 fois gagné ma par point 2 fois su ma juumul. mës nga ko daan moom. non daanaguma ko wax dëgg daanaguma ko. waaye bëgg nga koo daan it. non bëgg na ñëpp laa bëgg a daan su ma mënoon kenn dootuma daan mais nag comme yàlla mooy may tamit ku ma si daan rek damay jàpp ne tey du suma bés mais bëgg naa ko daan te incha allah ñaan naa yàlla daan ko ba feyu 4 yooyu sax triplé ko en plus moom tam xale bu yaru la wax dëgg. voilà jeex na remontada loolu laa bëgg a def incha allah. dama ko fàtte laaj sax Boy Faye moom noonu moom tamit am na comme élément mbëru simple la comme koy seqal tamit élément mbëru simple la muy Zambala ñoom ñaar am nañ combat lutte avec frappe pour le 11 décembre combat boobu noo gisee. combat buy neex lay doon vraiment parce que ñaari champion la ñu ñaari ndaanaan Zambala xam naa ko bu baax du fooye bëre Boy Faye mooy xaw a mel ni kuy foo noonu toofoam boobu ci lay jeexalee ñëpp kon combat champion la aussi wax dëgg ñoom ñaar ñëpp su may nit lañ ñaanal leen rek que le meilleur gagne ku ci gagné rek yal na la jig ku ci ñàkk tamit démérité woo ñàkk xëy na looloo gënal yàlla waaw. ok wax nga ko sànq nga ni Doudou Sané ku baax la xale bu yaru la mosu leen a am tiraillement yéen ñaar ci biir la. non aw ma ak benn mbir tiraillement amoon na nag bi may débuté ñu bari dañ may naan demased mais ba ñu toppoon suma vidéo bi may soog a débuté di soog a yëngal Dakar di toj àll bi chaque jour dama doon diiroo mais dama dem ba xam ne amul sens daa bokk na si lambu nag di ko dundal mais moom fréquenté wu ma ko sax mais benn geste bu ndaw rek la def mu marqué ma parce que xaaruma ko woon ci moom par rapport ak birti bi muy def si lambu dañoo tase drapeau chef de l'état xam nga mën naa bàyyeeku nii nag affaire u béykat yeeg affaire yooyu mais nu ma bugg a mel ma sañ lu rafet xam naa ne dafa barde mais dafa daan wër nii romb ma ne ay distance sax dem ci mu kaam takk ay affaire am yëpp vraiment joxe foofu simplement ñëw wàcce bopp bi muy ñëw sax maa ngi xool ndax dafa ñëw di am lu muy saraxe mais dafa ñëw ba si man ci fair play nuyu ma nuyu bu rafet jàmmasoo ak man bii passé nii Jurbel xam nga affaire bi marqué ma dem na ba continuer waat activité am mais maa ngi naan waa mais du moom lii débét na ma si moom vraiment mu doon lu ma rafet di ko ci remercier parce que tamit nit la mais am na loo xam ne boo leen gisee si lambu ji da ngay yaakaar ne ay gaynde lañu wala naturellement noonu lañ mel mais gars yëpp ay intellectuel lañ voilà lambu dafa bokk si lambu sax boo nekkee xale ak mag man mii su ma ko mënoon fu ñu daw jaar ma daw jaar ñi parce que lambu moo ko soxla to du ma mag boobu aussi parce que man boo xoolee ñu bari su may aas yóbbu nañ leen mais bi may tëj lambu ji boobu aw ma 20 ans ñu bari dañ doon dégg ne caaka moo jël nag bi moo def lii ñu ne déedéet kooku papa mënagul am doom bu def loolu comprendre nga mais nag lépp yàlla moo koy may nit gën na ma ndaw def lu ma deful nit mag na ma def lu mu deful aduna noonu la demee voilà. ok dañuy des léegi ba ci bëri simple bi rek ku mel ni Serigne Ndiaye numéro 2 ndax bëri ngeen rek. non moom géej nañoo bëri daaw Fatick moom tamit waa ren bëri wuñu su ma juumul si tournoi bi sax lañ bokkee drapeau de waaw wax dëgg parce que mise yu mag yi yëpp loolu moo tax ma koy daw ren gars yi laaj nañ ma ko sax ma ne leen noo suma làmbaleerul leen comme suñu référence ni mu koy waxee luy coor loolu laa leen may mais lii moo taxoon parce que man damay xam ne lamb mën nga koo négocier ba jël ko mais ci kaw ngay tase ak ay léger ak ay xale mais ñaari luur mënoo négocier daan Serigne Ndiaye négocier daan Doudou kenn si ñoom sax pour nga daan ko day jafe comprendre nga kon nag yooyu bu amee damay gëm yàlla rek côté wu bàyyi leen ñu dem wala bu amee foo xam ne mën na bari ay mbor mais du diis noonu comme ay luur ma dem demer defoofu rek lu ma am jël quoi. moom noo ko gisee ci làmb. macha allah mérité na doon roi des arènes te mën na ko nekk to ci loxo yam mu nekk kuñ ne Serigne Ndiaye mën na doon roi des arènes doo ko weddi parce que suñu papa Moustapha Guèye maa ngi koy nuyu au passage ay ñoonkat yi dégg naa ni ñoom ñëpp ñu nga fa perkat yi wax dëgg te faas boo ko waxee wax lamb aussi technicien yi foofu lañ fekk baax kon Serigne Ndiaye mérité na lu ne si lamb waaw bu lépp nag lu ci saasa mën na ko lekk mais wax dëgg fa yàlla macha allah.
digganteem ak Doudou Sané noo ko gisee parce que lamb day am chaque année ak ki nga xamante ne moom mooy sa rival ñu gis ni rivalité bu doy waar am na ci digganteem ak Doudou Sané yow nan nga ko gisee ñoom. waa dara déranger wu ma si te saar yooyu lambu de koo soxla lambu de koo soxla parce que tey gars yi bu ñuy dem lambu dañuy bugg xiiroo beek nga bi jàppante bi mais du ak Serigne Ndiaye buñ tase woon buñ gëni woon fii kër gi tase ak ñoom boo moytuwul da ngay fekk ñu ko tante doon ay doomu ndey doo leen xamee sax mais lambu mooy laaj loolu gis naa nag interview Serigne Ndiaye mu ciy wax lu rafet amaan na xëy na moom xolam moo tollu noonu mais tamit du aussi bu dee kii na moom mën na demee noonu aussi lu mu ciy def mu xam ne sport la rek xëy na ni ko Serigne Ndiaye jàppee noonu comme moo bëggu koy joox te jooyu muy jooy da koy déranger moom tamit amaan na ci mbaaxaayam saa na ci bàyyi xel bu baax rek. jooy yi du jooy. nee na parce que ni mu koy méttitloo ak jooy yooyu wax dëgg bëggu ko bu mënoon du am ci interview am laa ko seetaane quoi effectivement mën na am mais tamit mbor ku ñu daan nga jooy surtout koo xam ne dangaa jóg bu ñu waxee joof yor wax dëkku lambu ñu nekk sa ginnaaw ñu daan la du la neex daanaat la. mais nag lépp yàlla la rek du ñi muy daan même Serigne mi koy daan mënu ko xëy na dañuy tase ci ay dimanche u Serigne Ndiaye rek mais du mën na daan ku ne si lamb aussi waaw. kon du Serigne mënu ko. non mënu man lamb ji pour man kenn mënu fi kenn ku dimanche am taxaw nag koo tasel daan ko mais lamb ji kenn mënu fi kenn du amul ku ko mën si lamb même si door bii sax boo ko fa dugaloon ku ko daan nag daan ko mais amul ku ko fa mën. moom Doudou Sané moom am na combat war a bëre tamit le 25 décembre ci arène bi moom ak Boy Mbour xam nga Boy Mbour. Boy Mbour nag xawuma ko mën naa koy gis wala du ma xam tur boobu mais en tout cas daal ñoom ñëpp seen range yooyu ñi nekk si la simple bi tey amul ci ku ci mérité wul nekk roi des arènes amaan na nag am nañu problème mu am combat ñoom ñi ci am chance boobu maa ngi leen di ñaanal aussi tamit di leen lancer message pour ñu gën a góorgóorlu parce que lambu simple bi manqué na ay champion si door bi léegi te ñoom ñi ci nekk ci lañ koy yaakaar suba waaw. ñoo war a téye lambu ji suba. waa kuy téye lambu ji yàlla moo ko xam parce que nag ñiy def simple ak ñi waa mën nañ mais ñun ñoom la ñuy faral sax ci ni ma la ko mën a waxee parce que tamit mooy comme ñoom ay famille lañu comprendre nga nee na booy wali sa dëkk moo tegul ku ci nekk si ñoom daal ñoo ngi sa ginnaaw boo ñu gisee ak boo ñu gisul ñoo ngi sa ginnaaw di la dooleel di ñaanal ñëpp nag jàmm parce que mag ñi bu ñuy waxtaan dañuy naan Sénégal benn bopp la kon door beeg simple bi yëpp benn la mais xëy na war rek ñoo yemul aussi kuy doon borom kër gi suba kenn xamu ko mais yenn nañ ñëpp ku du ci war rek waaye rek mu am ko to mu jig la quoi. Franc bëri ak Sokh le 19 dimanche ba ci topp mu dem bëri ji Iba Mar Diop ñu daan ko ñu bari ni warul woon a bëri ji yow sa réaction la woon waroon na bëri ji warul woon a bëri. non waroon na bëri ji parce que xale du son dee xiif te ci li ma jàpp mooy xiiful en tout cas am na ñu fi bëri tey suba ñu dem bëri ji mbapat Reug Reug bëri na combat am xaw ma ak kan la samedi dimanche maak moom ñu finalu stadium Iba Mar Diop waaw kon nag loolu du dara te moom au moins am na temps récupération ay 5 jours to kii daa bëri tey suba mu bëri ji te ki ko daan mën na daan ku ne daan ko du defet ci Franc lu war a am la rek parce que Serigne Ndiaye moom ku mu daan ci lambu tey yaa fuusoo ñàkkoo njëriñ waaw te moom am na ñu mu daan ba final waaw kon nag defet moo ñëw rek ak daanu moo ñëw mais loolu jotewu ci dara ci suma xalaat quoi. su jëloon tournoi boobu kenn du wax loolu. voilà kenn du ko wax voilà noonu la fa demee te Franc xale bu ndaw la ay moromam ñooy bëre tey bëre suba bëre ginnaaw suba moom ba tey bàyyi ko parce que bu bàyyee chef de l'état sax yàggul te foofu dangay bëre ñetti fan yu tegloo de moom day bëre tey Dakar suba mu bëre Diofior ginnaaw suba mu bëre feneen kon bëre ak Sokh benn combat bokkul ak 10 combat yoo xam ne da nga koy aasone lu mot ñaari guddi defet moo ñëw rek. su naroon a bàyyi bëri simple bi moment bii nii lan nga koy conseillé. non li ma koy conseillé mooy xam nga moom li muy gis ba bàyyi bëri simple bi moom moo ko xam te ñun ñëpp xëy na ñëpp ñoo mënul dégg ci kaw mais kenn ci ñun bëggul des ci suuf amaan na nag man su ma ko doon conseillé dama koy naan mu góorgóorlu gën a concentré aussi door bi parce que tam moo ëpp avenir moo ëpp xaalis aussi tamit wax dëgg fa yàlla waaw. comme Reug Reug gisoon nañ ni chaque saison moo fi nekk ci bëri simple bi di buur di bummi entre guillemets ndax tamit noonu la daan demee ndax lu ñu fi doon teg ci saison ñaar la ciy perte wala benn ni mu retiré woo nii ci bëri simple bi rarement dañ koy gis léegi ci bëri dóor bi loolu tamit est-ce que amul lu mu ko mën a yàqal.
waaw xam nga lambu nag dañ ne lambu bëre compétir te même bu dul combat xaalis bi nga ciy gagné compétition dafa baax si mbër bëre dafa baax si mbër mais nag ku ne yaa xam li tax ngay def mbir lu tax nga koy lii moo tax mu koy bàyyi aussi comme bokkuma ci staff am voilà mais bu doon kii na moom tamit bu bàyyee mbapat c'est logique parce que tamit niveau am tey ak fi mu tollu si door voilà amatul lu muy prouver loolu laa bëggoon wax mais xam nga. léegi sport de combat bi muy suivre nag gis nga ni war na ci mën a am kii avenir parce que am na combat pour le 29 septembre muy MMA. non mën na ko nekk parce que Reug Reug mën naa doon lu ne si lambu to dañ koy ñaanal mu tee ko ba nekk fa champion parce que defe naa ne Sénégal bari na ñi ko fay compétir mais fi mu ci tollu defe naa mook Bombardier la to moo gën a féete Bombardier xale kon nag dañ koy ñaanal ba mu dem ba tee ko ñuy naan le monde yëpp moo si mën waaw parce que suñu fierté lay doon ñun sénégalais yëpp waaw. ana Mamady bëre ngeen ren. Gaynde Njaay. waa bëre nañ. Gaynde Njaay. non loolu gars yi ko koy woy rek Mamady Ndiaye Gaynde Ndiaye quoi woy boobu laay kii mais aussi moom tam gaynde la bëre nañ. non Mamady nag suma relation ak moom jaaxal nañu bari mais yàggul sax yàlla xam na ne am naa suma benn copain fii la nekk ay temps bi Mamady di toj dëgg moom rek moo ko supporté woon si ñun mais man dama bëgg jàmbaar te dama dem ba xam ne jàmbaar la te dafa bokk ci suma référence si lambu parce que tey su ma nekkee xale bu ndaw ñu bari ñu ngi naan dafa màgget na bàyyi te xam naa ni Mamady bi muy débuté boobu ñemewu maa sax mu ji man kese kon nag fekk mu ngi jël wala muy bëri rek damay jàpp ne man dese naa 10 ans de carrière ci kanam loolu moo tax ma jàpp ko te et puis man Lamine su ma la buggee du ma ko nëbbatu dama lay naan dama laa bëgg dama am ci yow lii Mamady nag looloo tax ma téye ko mais du question lu mu def ci lambu wala leneen mais dafa jàmbaare quoi comprendre nga noonu la demee. gaa yi nee ngeen dafa man métier bi de man ñi ma jël ñëpp nee nañ moo dàq bëri ci bëri. non man loolu depuis daaw wax nañ ci man ne la d'accord naa ci parce que wax dëgg gis naa ay qualité bëre yu bari yu muy bëre mais macha allah gis naa ko ren sax muy bëre ba tourné talonné Ibou Ndiaye xam nga ne loolu yëpp ci bëre man bëre la bokk aussi. moom dama ko naroon a fàtte parce que boo ko tuddul woon dama koy fàtte nga ni ñaata yoon ngeen laale ren. ren moom tamit bari defe naa mot na 4 wala 3 mais nag à l'envers bi yëpp moo may gagné defe naa de tegle na ma 2 heures yoo xam ne moo may gagné par point. waaw yow nga daan ko ñaari yoon. waaw mais nag champion la aussi suma doomu ndey la. voilà te et puis dafa mën a fecc. xam naa ne il faut ma dugg joof yoon nag am fa ay 2 semaines parce que seen gars yëpp dañoo mën a fecc dañuy siisu quoi. secret boobu moom dinaa ko dabbu ji boo ma gisee ak béjjën rek wala affaire yooyu xamal ne caaka tey mu toj bi parce que jot na ci secret réew gars yi. béjjën bi da nga koy yor pour fecc rek waaye du pour ay xëppoog yooyu. non yooyu moom bàyyi naa ko. xanaa luñ ma jox ci secret bi buñ ma ci baaxewul nag ma continuer suma àlla rek. waa jeex na. Cheikh Tidiane Niang gisuñu ko ren de lu bëree tam bokk ci ñi nga xamante ni dañuy neexal bëre simple bi man bëre saf xorom mun fecc di def ambiance bu bëree reculam noo ko gisee. waaw feeñ na ci lambu sax parce que moom tamit beneen nit la ci lambu ji mais début saison bi bëre woon na amoon plaisir diggante mag Duudu accident du ñàkk ci liggéey bu ne xëy na même Duudu sax loolu mënoon na ko bañ a gënal mais lambu ji li ma lay wax rek gars yi buñ ci tolloo parfois dangay def mbir sax ñibbi regretté ko mais ñun ñëpp ay doomu ndey lañu wax dëgg fa yàlla tamit gisuma ko xaw ma ci li mu nekk mais maa ngi koy ñaanal bu dee feebar la wala blessure yooyu mu weer ak jàmm ba mu ñëwaat parce que dafa bokk ci lambu ba tey xale bu ndaw la aussi waaw. drapeau chef de l'état am na ren organisation bi caaka ndax am na lu mu ci d'accord. non bu amee tam non gisuma ko sax wax dëgg tout ci man bu dul lu ma fàtte wax dëgg tout jaar na yoon rafet na aussi tamit félicité ci waa Diourbel ak CNG yëpp ak seen équipe ak ministre bi yëpp parce que wax dëgg gisuma fa wax dëgg lu ñu war a mën a voilà. lan moo la neexul ci règlement yi am ci bëri simple. loolu dina ma neex règlement bi sax man d'accord naa ci yëpp parce que bëri naa lu gën a bëri métti bëri simple bëri ci tapis moo gën a métti lépp te moo gën a compliqué règlement mais gisuma fa li ma fa critiqué mais li ma bugg a wax benn yoon rek lancé ko CNG message mooy lambu 3 catégories yi ñuy def ñu xoolaat ko bu baax parce que tey samedi la bu ñu ne woon suba dimanche am na 3 millions wala 5 millions mu war a doon 3 catégories
booyu ndaw yi ay 66 kilos yi heure bii bu la fekkul stade tey samedi 3 heures ci ngoon suba doo bëre booy ay 2 heures ay midi la ñuy faqee ci Dakar ak Ilia ñëw dem fanaan stadium Iba Mar Diop te dañ ciy gis ñoo xam ne dañ fay fanaan ba bot set du ñu bëri presque 32 yi ñuy bind ay 100 dina ñibbi du ñu bëri man daal ci suma waxu bopp ak suma xalaatu bopp 3 catégories bu doon man maay président dinaa ko fi dindi bàyyi 2 catégories yi rek. est-ce que am ngeen association ñu nekk ci bëre simple bi pour ñu dem waxtaan ak CNG ci loolu. non amul bu amoon foofu laa koy waxee waa mais comme nag am na agence tey parce que chaque jour dama koy wax am tamit su ku mel ni suñu papa Manga moom mbor la woon xam na ne lambu do mënoo bëre ji su ba tey nga gàddu sa saak dem fanaani stade mënul nekk te boo voilà doo joxe doo am temps récupérer dangay sonn xam nga ne coono yaram moo gën a métti si bëre wala boog buñ ko mënul bàyyi ñuy xëy booy xëy bëre ba ngoon kii ñu continuer yeneen kii wala tey ñu bëre ba des final wala demi final ni ko Alba di defe mais dafa métti te lambu dafa laaj te xëy di saraxe ñu ne la demal wala booy dem te buñ defee 2 catégories en tout cas booy jël 3 catégories bi ci gën a ndaw ñooñu ñooy jël bu dee 2 catégories tam ñooñu ñooy jël kon différence bi bariwul pour man ci suma gis-gis ak suma xam-xamu bopp ñu bàyyi 2 catégories 64 litres 60 yow xam nga ni lambu ji tey sa plus de 100 yi buñ wàccandoo comme ni ñuy def parfois gars yi bu ñu bàyyiwul mu jàll dinañ bari ñu bari parce que li nekk ci luur yi ëpp nañ 100 personnes 64 litres boo ko ci 32 litres mënoo ko ci am ay 64 bi sax parfois day ëpp kon nag bu lambu amee mu demee noonu gars yi bu ñu liggéeyul ak seen xel dina mel ni dañuy saboter parce que ñu bari dina ñëw du ñu bëre te loolu dafa métti boo yu bari dama leen gis fii gis naa ci boo yoo xam ne lu mot 5 fois dem nañ ko Dakar ren mënuñoo bëre ñii di jóg ay 3 heures du matin ñii ay 4 heures du matin ñii gontu xëy tey dem yendu ji stade fanaan fa pour bëre suba loolu tam beneen affaire la wax dëgg. loolu am na solo message bu am solo la yaakaar naa CNG dinañ ci bàyyi xel meilleur lutteur de la saison kan la ci bëre simple. non loolu nag du comme maa koy saytu damay xëy rek de gars yi ne diw lañ ko nommé. mais sa gis-gis selon Thiaka Faye kan mooy meilleur lutteur de la saison. non boobu nag dina compliqué si man parce que xam nga parfois tam du lambu yëpp laay suivre man parfois damay xëy rek ñu ne ma diw moo jël. to yaakaar naa ren lambu ji nag xam nga parfois de doon doxe wet mais gars yëpp wax dëgg dañoo tourné normal boo limoon di nga lim lu ëpp 10 litres yoo xam ne kuñ ko ci nommé doo ko weddi. génn daal général Malika Serigne Ndiaye numéro 2 Doudou Sané man personnellement ñett ñooñu boo ci doon tànn meilleur lutteur bu nekkoon lu ñuy voté leen nga voté rek parce que ay résultats moo tax ngay voté kan ngay voté. xam nga su ma wootee pour résultat te ñoom ñëpp xaw ma seen drapeau yu ñu jël ak lambu ji nu mu demee day xaw a compliqué ci man dangay juum to nit mën na yaakaar ne dafa far ak diw wala farul ak diw mais buñ ko tegee ci kaadaru lambu nag du ma doon kii même ku ci ëpp Serigne Ndiaye téeméeri drapeau tam moom laa koy jox du question contre Doudou wala général parce que ñoom ñëpp ñoo bokk yem ci man mais fi ma ko teg mooy li mu def drapeau chef de l'état rek mérité woon na sax meilleur lutteur waxuma la nag ak yeneen lambu yu mu jël xaw ma kenn ci ñoom ñaata tournoi la jël waaw mais wax dëgg drapeau chef de l'état yaakaar naa ne mooy bu ci gën a mag si suñu lambu to def fa pour ve wax dëgg boo defa lu rafet boo defa sans kii quoi wax dëgg voilà gagné fa drapeau bi open bi mu gagné ko par individuel su ma juumul moo ko gagné voilà kon nag su ma doon nommé moom laa koy nommé wax dëgg. léegi Modou Lo nga ne Modou Lo lan drapeau Modou Lo yow yaa ko jël boobaag léegi gisagoo ko drapeau bi yóbbu ko ba nekkoon. non mu nga fu ma nobbu dama ko nobbu ci valise laa ko def parce que boobu il faut ma yóbbu ko parcelle. mais instant bi nag nekk fi muy Amérique. waaw mu ngi Amérique damaa jël drapeau bi rek bi may noppalu ba su ma xel di dem ci loolu. ci laa xëy gis ci seen defe naa ci seen site bi sax laa gis ne Modou Lo dem na Amérique biig ma ne kon bàyyil ma dencal ko drapeau bi. du leneen rek comme am na expliqué naa ko kenn ci njabootam sax mais loolu dafa bokk ci lu ma neex ak lu ma marqué aussi ak drapeau bi quoi roi des arènes loolu geste boobu rek def may neex te dafay joué ci suma lamb aussi loolu rek laa ci am te moom tam borom baax la dañuy déggante dañ doon déggante ba tey sax waaw wax dëgg sorante wuñu parce que njabootam damay déggante ak moom même moom voilà. mais kontaan naa ci yow Thiaka lan ngay tàggatoo. waaw gërëmaat la rek Lamine gërëm suma doomu ndey maama yaa yëngal gësëm di ko ñaanal nag mu am combat ci lu yàggul aussi tamit parce que yoon la dafa bokk ci lambu wax dëgg te moom dama ko amal lettre de remerciement nuñ koy waxee ci tubaab parce que bi ma voilà de remerciement bi ma ñëwee Tëngéej ba tey dafa yàgg
mais yàlla xam na ne presque moo ma yar Tëngéej lu ma fi xam moo ma ko xam loolu ma fi am bokk na ci ñu ko joué dafa baax vraiment baaxul ndànk sax du gis ko wala bugg lu ko neex parce que man du masaar ñooñu vraiment maa ngi koy remercier bu baax a baax te jàpp naa ko xam naa ko suma diggante ak man Baay Faal la taalube la lépp lu dul dégg ñoru ko wax dëgg soxorewul kenn lu mu am tey bugg na ñëpp am ko voilà kon ñu ngi koy ñaanal ndam ak xeewal bu bari wax dëgg ak wér gu yaram ak njabootam yëpp gërëm borom kër gi tamit comme li ma la wax rek ñaari nationalité laa am soose ak lébu ak séeréer te ñoom tamit ay soose lañ mais boo ñu fi fekkee wala même su may booy fi nekk sax ku fi ñëw doo yaakaar ne dëkkul ci kër gi te loolu borom kër gu baax ak jabar ju baax moo ko moon seen njaboot aussi mention spéciale ñu yaatu lañu ñu yaru lañu wax dëgg parce que nit say waajur mën na baax yow nga ñëw jël sa yoonu bopp surtout ci jamono bi léegi mais loolu yëpp meluñu noonu wax dëgg ay borom baax lañu gërëm tamit suma écrit bu baax kaay baax gërëm ñi may jàppale ci lambu ñëpp ku mel ni suma gentleman bi xale biy liggéey njëbel bu baax a baax Ismaïla Sène mënuma koo fàtte du man maa ko wax mais commune ba ñoo ko wax daa dem nañ élection jël deuxième mais yaakaar naa ne lu mu fa def même maire sortant bi sax defu ko fa te taxul mu bàyyi loxom ba tey lay gën a def lu baax di def social lu dul ñu commune ba ñoru ko ak SONES bi wax dëgg ñu ngi koy ñaanal yàlla tey mu dem sax ba doon président de la république parce que yàlla mën na ko xale la nangu na liggéey wax dëgg intellectuel la ku mel ni Pierre Ipen Fatick aussi même chose di jàppale Macky Sall ci lu bari wax dëgg fa yàlla moom tamit maa ngi koy remercier gis nga tiset yu bari la ma defal ci combat bi ak xaalis bu bari avant combat bi sax wax dëgg boole ci di ma conseiller am yéene lu bari ci man wax dëgg moom tamit nekk ci teg ay entreprise yu bari maa ngi koy ñaanal réussite total suma grand Adama Diouf du ma ko fàtte mu ngi ci biir moom moo gën a tax ma xam Pierre comprendre nga waa gërëm waa Kunkung séeréer yëpp ak ñi may àndal booy laa leen mën a tudde dañuy sonn ci man xam nga ne ànd yóbbu mbor atum lem mënul jël ñaari drapeau dafa métti mais yaakaar naa ne kooku to chaque week-end ñu taal seeni oto sol seen carburant bàyyi seen lépp yóbbu la nga dem ñu daan la ñu yebaat la nga ñibbisi wala nga jël ñibbisi ne leen merci loolu ku la ko defal ci kaw suuf mënatoo ko fay waa Kunkung séeréer suma njaboot aussi suma jabar mu ngi ci biir parce que métti na doon jabaru mbor maa ngi fi moo ngi dëkk ba mais confiance pele la am ci man di ma toppatool suma yaay ak sumay njaboot yëpp ak sumay xarit wax dëgg xarabuma dara lu mu am ak lu mu amul kenn xamu ko wax dëgg waa sant naa ko bu baax ak ay mbokam aussi sant ñëpp ak lu lamb aussi waa ku ma ci fàtte nag mu jégal ma xam ne rek heure bi nga ñëw la ak taw bi mais su ma mënoon ñëpp wax dëgg ma remercier mais boo ne lépp rek kenn desul merci beaucoup